mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen suba su ne ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala seen émission penco gi tey ñuy waxtaanee wàllu wér-gu-yaram dinañ ànd ak directeur bu hôpital Magatte Lô bu Linguère ginnaaw si daan waxtaanee wàllu syndicalisme ci wàllu actualité ba tey ak coow li fi fan yi ci ñàkkum essence gu métti ba ab diir daanaka coono feeñ ci station d'essence yu bari la xewoon nag nees mën a def ba moytu lu ni mel ëllëg rawatina bi nga xamante ni ba mu doonee moom wàllu énergie wàllu essence ak carburant secteur bu stratégique bu am solo lool cim réew ñu tàmbalee ak docteur Abdou Sarr mooy directeur général hôpital Magatte Lô bu Linguère fàttali leen ni fa la tout tànk yi ñàkkee seen bakkan ci lakk docteur Sarr ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax sa ànd ak RFM. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur waa RFM di nuyu kilifa RFM yëpp. jërëjëf Sarr ñu ngi lay masawu d'abord di masawu waa Linguère di la laaj en tant que directeur bu hôpital bi mbir mi xewee naka nga ko dundee d'autant plus que jàngat gu ne jóge na ci am na ñuy wax càggante am ñuy wax responsabilité ñenn ci personnel bi yow lan ngay wax en tant que kilifa gu njëkk bu boobu hôpital. Alassane gannaaw bi ma la nuyoo ba pare maa ngi. santaat yàlla bu baax a baax te xam ne mbir mi minimal bu xewee dafay laaj tuuti ñu dal bañ moytu spéculation yi xam ne dundu ab doomu adama la te ci dundu doomu adama dama jàpp ne nit ñi waruñ cee profité pour ku ci ne di wax loo xamante ne dara leeru la ci circonstance bi affaire bi amee ñun ñëpp ba fi may wax ak yow man ñii directeur mënuma laa wax ne exactement li mooy cause bi les experts sont là-dessus les enquêtes sont en cours et yaakaar naa ne fa ñu mujj ji bu résultat yi génne rek nit ñi dañ ko xam mais jàppal ne ñun dañ ko tiislu méttitlu ko parce que bu fekkee ne ni yow da nga am coobare ñu jox la hôpital nga koy développé te hôpital Magatte Lô de Linguère képp ku ko xamoon y a de cela 6 ans ak fu mu toll nii xam nga ne ay jéego def nañ ko ci lu ay fànn yu bëree bëri. ba mën nañ bokk ne lu jàpp ne sax ci hôpital yi gën a performant ci Sénégal la bokk. mais nattu moom su ñëwee da nga ko dee nangu dolli sa borom. boo delloo sa borom nag du caagan foofu nga yem il faut nga saytu ba fexe ba xam la waral loolu pour que ëllëg waxuma la yow sax mais keneen aussi bu mu ko dal. mais am nga quand même quelques éléments en tant que responsable de cette structure hospitalière doo toog rek xanaa di xaar enquête bi yëf yi xewee. interroger nga say agent laaj nga lu xew. naturellement il faudrait que ñu interroger agent yi mais ba léegi ay hypothèse lay doon parce que c'est mbiru technique du c'est pas un problème de soins proprement dit donc mbiru technique lay doon te mbiru technique il faudrait au moins que ñu déglu nit ñi bañ ci avancer trop parce que kaddu bu xasee ba rëcc rek rëcc bën na ci am voilà liñ ci mën a yokk mooy fu mu nekk nii dañ koy tiislu di jaale Sénégal yëpp parce que lii mbiru état la à partir du moment où fi ñu ñàkkee bakkan yi benn sax diis na waxatuma la nag ñeent yoo xamante ne quelle que soit condition bi ñu nekkoon amaana ay nit ñàkk nañ seen bakkan avant ay nit aussi dañ ñàkk seen bakkan après mais quel que soit lu mu ci mën a doon rek condition bi mu amee ci ñun te du suñu coobare te tax na ñu méttitlu ko tiis lu ko te dénk ko suñu borom condition yi moom métti yow yaa ngi ne ñeent kon ci lu safaanoog li presse bi li yéenekaay yi wax tey ne ñaar ñeneen liir yi ñu rawale woon mujj nañu faatu demee wu ni loolu moom je reste formel c'est-à-dire que dama koy dàkk léegi ci lu leer laa ci teg parce que damay avancer sax pour ne leen juróom-benn patient ñoo nekkoon ci juróom-benn malade ñoo ne ay tuutànk ñoo nekkoon ci biir ñeent yi d'accord nañ ci ñàkk nañ seen bakkan mais ñaar yi génn nañ ba ziar nañ leen dem ba ànd ak délégation bi nga xam ne ministère de la santé ak de l'action sociale envoyé na ko fii ànd ak gouverneur ànd ak tous les autorités locales ñoom premier surveillant moom lañ visité ici parce que moo gën a la dëkk waaye mu ngi Linguère def ñibbeegul fa mu dëkk dernier surveillant moom lañ visité c'était aux environs de 19h hier et j'ai vérifié est-ce que bañ fa jógee ginnaaw gi dara xewu ca ñu ne ma bés dara xewu ca damay préciser que
keneen ku ñàkkalee bon ñu ngi koy dinañ ko tiisle am leneen mais de quoi il s'agit premier bébé bi nga xamante ne mu ngi dëkk Barkédji fukki fan ak benn la am bu muy faat deuxième bébé bi mu ngi amoon juróom-ñetti fan bu muy faat et te bébé yooyu nga xamante ne ñoo moom lañ doon évacuer Touba ñu ngi juddu après accident bi naturellement bu accident voilà ça n'a rien à voir naturellement accident bi bu amee ba salle ba détruire yàqu matériel ba yàqu mënatuñ soins yi bañ doon joxe foofu mënatuñ koo joxe te il faut ñu évacuer malade yi mais salle bi nekkoon na ci lu dëppook li wàllu kër docteur nangu ci bërëb bu am ay couveuse ak yooyu amoon ngeen jumtukaay yeeg yëpp en tout cas ba léegi jàpp naa ne accident moom bu xesee ba xew mooy accident moom mooy événement boo xamante ne xaaroo ko neexu la mu ñëwee noo xamante mu dikkee noo xamante ne day bett ñëpp te am conséquences yoo xamante ne bëggoo ko kenn bëggu ko loolu mooy accident et pour nga xam ne mbir mi jotewul ak technique jotewul ak leen ñun lépp lu ñuy def dégg nañ ci ay commentaires yu ne mais ku ñu xam ñi nga xamante ne am nañ occasion xam kan mooy docteur Sarr kan mooy kii xam na ne rigueur lay demee léppam rigueur lay demee waaw mes collaborateurs sax disent que quelquefois il est très compliqué mais lu am rek waaw fu nekk nii nekk on peut pas duñ nekk ci situation boo xoolee depuis keroog ba léegi dama moytu pour di wax parce que duñ fi nekk pour jéem a dédouaner duñ fi nekk pour leneen mais li nga xamante ni moo leer te ba leer mooy mbir mi xew na constat comme tous les Sénégalais comme waajur yi ñàkk seen doom ñu diis na ci ñuñ parce que ñun institut sanitaire lañ yor te institut sanitaire boobu jàpp lañ bëggoon mooy muy dem ca kaw dem ci kaw dëgg la waaw ni nga ko waxee jamono yi sax du jamono yi werante naam mais am na kuréel foofu ca Jolof buy sàkku sa départ ndax dañuy wax wàllu gestion hôpital bi Magatte Lô justement lan moo xew au niveau de l'hôpital waaw foofu nag xam naa ne bon il faut que ñu amaat beneen occasion pour yaatal ko mais xam nga bu fekkee ne kuréel moom dafay sàkku départ nga ne ko lan mooy argument bi mooy mu ne la yow amul matériel bloc opératoire te nekk bloc opératoire mosuñu wax ne yow amuñu matériel ñu ngi def seen liggéey continuellement te amul mosul am rupture de service ça veut dire que am na leneen lu ca rax parce que man mii directeur hôpital sax li l'autre doon wax naan nul n'entre ici s'il n'est géomètre man quelque part le bloc opératoire est un endroit sacré te loolu rek dafa firndeel ne nit ñi seen bopp mën nga ne diw neexuma mën nga jóg aussi yàgg quelques éléments un pourcentage élémentaire de la population mais def un bruit pour wane ne carrément population bi kii bëgguñu ko mais en réalité kuréel boobu bu ñuy wooyee taxawu Jolof mu ngi exister le jour de la marche jusqu'à maintenant les tractations on le faisait avec une seule personne boo xamante ni dafa wakilu ñëw na fi génne ay certain nombre de doléances yoo xamante ne jàpp naa ne am na loo xamante ne askan mën na nekk mbiru askan bi jàpp ne am na loo xamante du yoonu askan bi c'est une gestion interne et que une gestion interne c'est un syndicat moo koy porté à l'interne avec une plateforme revendicative ne déposé ko à la table de la direction ne ko ci lii ak lii lañ bëgg a waxtaan mais ba fi may wax ak yow nii j'ai pas de plateforme revendicative sur ma table. Très bien ni nga ko waxee xam naa du ñàkk yeneen i jamono monsieur le directeur ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf Alaaji Assane jërëjëf docteur Sarr ñu koy gërëm bu baax docteur Abdou Sarr mooy directeur hôpital Magatte Lô bu Linguère hôpital bi nga xamante ni nattu dab na ko accident ak lakk ba ni ñu ko waxee ay liir ñàkk ci seen bakkan ñuy gërëm bu baax la réalisation Hadj Ndiogou jërëjëf Barthélémy également ñu wéy ak penco geeg rajo Futur Média bi yoon di waxtaanee jafe-jafe beneen ci askan wi fan yi xam ngeen ni wërum essence gi fu ne sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu Cheikh Diop secrétaire général CNTS Force du Changement. Haji Assane maa ngi lay fay di nuyu waale sa auditeurs yi waaye di nuyu waale liggéeykatu Sénégal yëpp. jërëjëf Diop xam naa dinaa leen tooñaale yéen ñoo yëngu ci wàllu pétrole ak gaz gi ndax xam nga yéen seen liggéey nag dafa wuuteeg ay camions yóbbu suuf ak yooyu c'est stratégique lu tax ngeen xëy rek koor geeg yooyu dugal nit ñi ci fitna fan yi. wallaay Alaaji Assane wax nga dëgg waaye may ma jaale njabootu liir yooyu gaañu jaale aussi docteur Sarr waaye jaale ministre de la santé ak suñu frère Aly Ngouille Ndiaye maire de Linguère jaale askan wi yëpp jërëjëf tiis wu metti dal na ci askan wi waaye tiis woowu
jàpp naa ne warul suul taxawaayu liggéeykatu waa kër docteur yi personnel de santé bi lii xew di tiisu métti warul suul seen taxawaay ak seen liggéey bu rafet. maa ngi leen koy jaale ñoom ñëpp. jërëjëf. may wax ne secteur pétrole. secteur la bu nga xam ne comme ni nga ko waxee dafa am lu mu taxawaay bu mu am ci réew bi ci économie bi. loolu nag yàlla dogal na syndicat du pétrole xam na ko te dañ koo donn te ñu jiitu woon jiite syndicat bi ak taxawaay bi ñu amoon ci réew mi. secteur pétrole ñëpp nangul nañ ñu ne référence la ci wàllu dialogue social, référence la ci wàllu négociation, référence la ci wàllu paix sociale. secteur du pétrole moo jëkk te amagul sax ci réew mi moo jëkk a négocier accord cadre bu nga xam ne dañ koy indexation salaire la ñuy def ci coût de la vie moo jëkk a négocier pacte social ñu ngi ci ñetteelu pacte ba lay président di Macky Sall di laata ñëw pour organiser conférence sociale ba mu jur pacte national booba fekk nañu ci ñun ñu jóge ci foofu ñëw di négocier convention pétrole ndax di teeru économie pétrolière bi di ñëw te ñu bëgg bu ñëwee dal am ci réew mi bu ñëwee liggéeykat yi am seen àq ak seen yelleef bañ ko defee signé nañ convention secteur pétrole le 2 février 2019 ñu ngi tàmbaloon waxtaan wa lu jiitu 2019 depuis 2018 ñu ngi ciy waxtaan kon convention liggéey la bu am solo bañ ca jógee ñu gis ne secteur bi ay pàcc la yu am solo pàcc yi nga xam ne mënuñu dugg ci convention bi te transport bokk ci ñu songu liggéeyu transport depuis 2019 ba léegi kon du tey la liggéey bu yàgg la ñoom lu ñu bëggoon concrètement chauffeur yi la n'est-ce pas chauffeur yi la waaw chauffeur yi ñoo yor transport hydrocarbure ñooñ lañ doon négocier seen convention tàmbali ko bu yàgg convention pour wàllu seen am beeg nekkinu ci liggéey bi xam nga chauffeur transport hydrocarbures yi dañ leen a dugal ci convention transport routier te bokkuñu ci ñuy xeex pour jënd leen ci te bàyyi nag xeex boobu ànd ak dal ak waxtaan ba ñu defee projet yi waxtaane ko ak njaatige yi ba ñu stabiliser ko ba d'accord ci ñu war a jublu ci liggéey bi loolu nekk ci bu sori waaye nag gis nañu ne loolu ñu jublu am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu yeggale ko gënalu leen am na yenn njaatige yu nga xam ne biñ ko xoolee nekk ci informel moo leen gënal kon ñu yeggale mbir mi sawaruñ ci rax ca dolli secteur du pétrole taxawaayam ci réew mi également tax na ba lii xew tan yu bëri jóg nañ te medd amagul te am naa yaakaar ni medd du am secteur du pétrole fas nañ ko yéen a gérer ba pàcc bu nekk y compris personnel station service yi ñoo ñëpp ñu ngi ci planu organiser secteur bi ba dara du xew gérant yi aussi waaye it plateforme yi nekk ci biir géej gi fas nañ yéen a laawaale laa leen ba secteur bi balay économie pétrolière di tàmbali ñu gérer ko comme ni ñu ko war a gérer ba jàmm ne ñooy parce que xam nañ ne secteur bi stratégique état est-ce que fekk na leen ci woowu yoon wala ci état wu ñaxtu ngeen tollagum pour am lu ni mel déedéet ñu ngi am plan bu pour liggéey bu ñu yeggalee convention bi war nañ tàmbali liggéey bi àllarba ji di ñëw li taxoon nag yëngu-yëngu yi am ci réew mi fan yi il faut que ba fàttali ko parce que dañ doon liggéey convention de plateforme convention texte de loi lay doon daanaka dina dem ba assemblée kon loolu processus la convention pétrole bii ñu négocier signé ko 2019 commencé nañ ko depuis 2017 kon convention bi ñu tàmbali yàlla dimbale nañu egsi nañ ci cëppaandaw bi bañ koy négocier yenn ci njaatige yi déserté table de négociation ñëwatuñu ñu bëgg ñu dellu si looloo waral grève bi grève boobu pour ñu dellu si continuer négociation yi ba li nga xam ne moom lañ bëgg ñu am ko am na lu nga xam ne nag syndicat bi responsabilité am te dina ko nangu am na ci ay xeetu liggéeykat yu nga xam ne ñu ngi ci coono yu metti te yëguñu woon li xew waaye loolu li ko waral njaatige yu bëri dañu bëggul élection ak ay délégué am ci seen kër yi ba ñooñu ñëw di fekke si waxtaan bi ñooñu liñ umpule dafa bëri ba bi grève bi jógee ñu yaakaar ne dañoo war a dem tey indi leen tey signature yu bëri réeroo amoon na ñàkk communiqué am na ñu bëri proxlu ci pour jéem a yëngal mbir mi yëngal réew mi te seen syndicat pétrole nag kenn du ci jaar pour yëngal réew mi grève bi daal li ko taxoon a jóg mooy
ñu yeggale suñ convention. jox nit ñi seen àq ak seen yelleef te ñi nga xam ne bëgguñu mu yegg xam nañ ne bés bu yeggee. liggéeykat yooyu nekkoon ci tiis liggéeykat yooyu nekkoon ci ay jafe-jafe liggéeykat yooyu bokkutoon ci syndicat bi bu ñu ñàkk cee bokk ak ñu bokk ci lii ñuy négocier dina leen ëmb te salaire yooyu ñuy wax dina deñ parce que convention day am texte de loi bu nga xam ne day tënk avantage yëpp ci biir convention bi waaye it day am grille salariale am aussi annexe classification buñ ko yeggalee liggéeykat yooyu nga xam ne dañ leen di teg lu jaaduwul na seen xel dal du ko seen patron signé ak buñ ko signéwul lépp dina leen ëmb te buñ leen ëmbee syndicat bi dina taxaw ni ñu leen war a taxawoo. très bien ñuy jooytu yépp ci wàllu salaire. ci wàllu situation ci wàllu ñàkk contrat ci wàllu ñàkk lu bëri kon convention bi moo koy réglé. très bien moo koy jeexal. jeexital bi daal dañu bëgg secteur bi yëpp nekk secteur bu dal. secteur bu am jàmm. am na solo ñu ngi am yaakaar état bi gunge leen ci je pense que sax loolu lañ doxalee fan wi ak ministre bi soxna siñ ko dénk ba ndaje mi mun a am ba dal dellu si ndax secteur la boo xam ne laaj na beaucoup de sérénité waaye beaucoup de responsabilité. am na luñ bëgg a leeral tuuti. liggéey boo tàmbali lu wat ñaari at ba egsi fii. bu ñu sañoon état bi accompagner ñu bañ ñu ko yàqal. ñi ko tàmbali woon yeggale ko ci ni mu waree comprendre nañ état nag grève bi am na ba ñu amee li ñu bëgg maanaam tàmbaliwaat waxtaan bi ñu bëgg a taxawal grève bi am ñu ci poroxlu dugal ci lu ci bokkut loolu comprendre nañ état taxawaaye mooy fexe ba grève bi dakk ndax ñi mu ko seqaloon muy syndicat bi ko décrété woon bi mu amee li mu bëgg ba war a dem waxtaan yi arrêté nañ grève bi en attendant ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba jubóo grève du dul am bu ñu jubóowul dinañ dellusiwaat ci xeex bi waaye eggaguñu foofu am ñu taxaw temm ne nag loolu du am loolu moo indi jafe-jafe bi état woo leen waxtaan ak ñoom lu jaadu la pour arrêter grève bi loolu nangul nañ ko ko waaye lii ñu sumb nag ñun ñoo ko sumb na état comprendre loolu daa mel ni bët setagul de ci mbir yi ah loolu day ci état la dépendre nag parce que état war na xam ne ku négocier projet am liggéey nekk ci processus lu war a man ñaari at ba egg ci toog table war na xam ne nag te convention aussi dafa am yoon dafa am ay textes yu ko encadré dafa am ay arrêté ministériel yu ko encadré am ay comité paritaire bu koy encadré loolu yëpp na ci état bàyyi xel pour xam ne liggéey bi ñu sumb te fas yéene ko yeggale te syndicat pétrole taxawaayam du taar réew mi fexe ba réew mi secteur u pétrole nekk secteur bu dal accompagner économie bi loolu moo ñu tax a jóg loolu nañu ci état jàppale très bien fekkee nag bëgg na jàmm ñu koy ñaan jàmm jooju ndax pétrole ak gaz moom na fa almet ak fitna sori lool léegi ñu wees mbokk yi ci wàllu pétrole mais de façon générale yow en tant que njiital centrale syndicale monsieur Cheikh Diop ñu ngi jëm 1er mai gaa ne nañ défilé du am waaye xam naa à votre façon di ngeen ko màggal naka la ñuy def Sénégal ba jamono yuñ toll ak fi àddina toll ak émergence gi ñu bëgg ñaari wàll yëpp ku ne di remplir sa part du contrat naam njaatige bi waaye liggéeykat yi Sénégal tamit naka la ñuy def ba ñun tamit ñu wàññi tappale gi ñu bañ cee rax lu ci bokkul wala bu ñuy affecté ñuy bañ naan fii ëpp koom ak du ma dem fii finalement yooyu yëpp aussi wares na ko waxtaanee pencoo ko suñu biir tam. dëgg la liggéey mun naa wax ne cadre juridique du Sénégal bi organiser dialogue social wax dëgg yàlla leer na naññ ci wàllu administration ak ci wàllu privé kon loolu lépp lu lënt ci xolu nit yi rek buñ ko yëree dinañ ko ci gis dégg naa ay borom xam-xam yu seen xam-xam màcc ci wàllu relation de travail nekk ay inspecteurs yu xarañ joxe nañ ci leeral te loolu moo am kon réew mi réew la bu nga xam ne dëkk yépp ñoo yey ci réew mi ak fu ñu mën di nekk man jàpp naa ne nguur taxawaayam mooy yemale ñëpp nguur taxawaayam mooy bu jafe-jafe amee mu fàggu lu nga xam ne ëllëg jafe-jafe du am man jàpp naa ne fonctionnaire bu ñu affecté mu ne du dem am na lu tax nañ seet lan la d'abord waaye nag amul benn liggéeykat bu am sañ-sañ ñu ne la demal liggéeyal ma fii gën a doo dem li ci nekk kay mooy lan moo tax loolu nañ ko seet waaye nag jàpp naa ne askan wi ñëpp a yey ci médecin yi askan wi ñëpp a yey ci pétrole bi askan wi ñëpp a yey ci njàng mi fu ñu mën di nekk dañ leen fa war a fekk defal leen service public kon loolu moom wax dëgg yàlla ñu ñëpp war nañ ci d'accord 1er mai bi nag ni mu daan amee mënu ko am dañ daan dajaloo di défilé
ay milliers de travailleurs di brandir seen revendication loolu namm nañ ko lool. waaye mbas mi tax na ba dañ ko defee beneen façon dinañ dajeeg chef de l'État. waxtaan ak moom jébbal ko doléance su liggéeykat yi parce que doléance yi nag bari na. naam mbas mi yokk na ci lu bëri. naam chef de l'État taxawaayam ci mbas mi liggéeykatu Sénégal rafetlu nañ ko waaye violation droit liggéeykat yi bari na. tàggante gi bari na. li ngeen war a jiital kay mooy ñu gën a dooleel inspection du travail parce que réew mi léegi tu as l'impression que njaatige yi dañuy def lu leen neex ñenn ñi ca dara du leen ca fekk. loolu fa laa jëm si woon parce que même li xew ci secteur pétrole ñaari at xaatim nañ pour wax inspection na wàcc ci kër yooyu nga xam ne amuñuy délégué kër yooyu nga xam ne la ñuy doxal méngoowul ak li am ci secteur bi. ñaari at a ngi nii ñu ñaan loolu amul. te manque de moyens inspection la. loolu rek ko waral du manque de volonté inspecteurs yi manque de moyens moo ko waral. te dañ waroon dem ci kër yooyu. secteur pétrole surtout transport bi daf ci am ñoo xam ne daanaka informel lañ. dañoo bëgg ñooñu nag méngoog ñëpp. dañoo bëgg ñooñu seen koom-koom yokku. liggéeykat ya fa nekk aussi seen koom-koom yokku ñu méngoog yëpp te loolu inspection am na ci cër bu mag dañoo xaar ba grève am. ba coow am. jàppal bàyyil am. ñu ne dinañ wàcce inspection foofu. loolu du noonu. parce que ñun bañ ko demandé buñ ko defoon. kon tey jii waxatuñ. ñuy anticiper daal. voilà jërëjëf Cheikh Diop ñu ngi lay gërëmati bu baax Diop. jërëjëf merci beaucoup ñu àndoon ak mbokk yi Cheikh Diop secrétaire général CNTS Force du changement. di ko gërëm bu baax di ko sant doon rek jàngandoor li xew fan yi ci ginnaaw ci réew mi ak nees mën a moytoo lu ni mel ëllëg. Ablaye liñ ci jàngat rek mooy li may wax souvent ñun jàmmanu jikk grève pétrole benn fan rek ndekete gars yi sama maas gi ay walaat lañ daan def ci essence gars yi ay 2 litres la ñuy jënd 3 litres boo dawee ñaari waxtu bu jeex nañuy def jàmm di wax jàmm waaw ku amul réserve da ngay xam sa bopp yàlla def jàmm ci réew mi ca kanam tuuti ñu ubbi antenne bi ab diir. Écoute sur RFM. Give me a hand, give me one, just to know what is in for the future. Oh, whoa, 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 xale yaa ngi jooy, mag ñi leen tiitaloo lii moom ma tiis yee. Écoute sur RFM. Give me a hand, give me one, just to know what is in for the future. Oh, whoa, 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 xale yaa ngi jooy, mag ñi leen tiitaloo lii moom ma tiis yee. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji. waaw kooku. di def soppe bi la Alaaji Xaas Mbay dëkk fii ci Mbàkke Bawol. waaw sëñ Xaas gën nañ la dégg waay. waaye maa ngi koy tuub bu baax da xam nga ragal koor rek. ah koor kay dafa neex nag. fii non fii foofoo neex mais fii ay 43 45. yéen ay ëppale pay garaawul ndakaaru ay xam naa 3% rek. waaw day noonu moom doy na waar moom daal Alaaji. bisimilah li nga ñaar yu am solo. bu njëkk bi mooy wàllu xew ca Linguère. ñu ngi koy masawu yaay way jur yi. ndax ëmb sa doom moom am juróom-ñeenti weer. ñu gane àdduna gisoo ko lu metti la. dëgg la. kon ñu ngi koy jaale bépp jullit ak képp ko bépp yaay. beneen bi ci des di ko jaale Aliou Ndiaye beneen bi ci des. mooy li nga wax ci wàllum pétrole beeg gaz. état na ci góorgóorlu ba pétrole fi ne ak gaz ak essence. war nañoo góorgóorlu ba litre essence di jar téeméer. bu ko defee ñun néew doole yëpp ñu mën cee jëriñ ñu mën cee jëriñ. léegi nii wala dañuy xaar ba pétrole bi génn kay xanaa. donc bu boobaa fanweer la jël wala ñaar fa. ah fi toll nag ñun amuñu pétrole de du ñun ñooy tëral ay prix de. xam nga nan bàyyi teen yi nan xaar ba teen yi génn. non teen yi moom bu génnee ñaar fukk la jël wala fanweer. incha allah waaye dañoo war a reyante. ba di jël téeméer wala essence. beneen bi ci des. waaw monsieur le maire Fatick Matar Ba. dafa def lu am solo di 50 millions. dinde ko ceeb ak suukar ak diw joxe ko loolu dama ci woo mais raw. allo Alaaji Xaas de daa rocceeku waa jërëjëf Alaaji Xaas doon rafetlu taxawaayu ministre Matar Ba ak maire yi def ne moom yëpp kilifa yi def ne moom yëpp ci suuf également ñu bari ci réew mi c'est l'occasion ñu gërëm ñëpp ñu yëngu ci wàllu solidarité dëgg yàlla
koñ boo jaar ndogu jàll waaw loolu boobu Sénégal la ñu bëgg Sénégal lu jàmm di gërëm sunu mbokk chrétien yi également seen taxawaay rafet na lool ci koor gi joxe ndogu loolu moom mooy Sénégal keneen ku fi bëgg a indi leneen di nga ci wéet lool 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. waaw sëñ bi. waaw man la Ousmane na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu baax. waaw jàmm man Ousmane Diallo. Ousmane borom Richard Toll moom naa la. borom Richard Toll maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar di la ñaanal guddi fan lool ànd ak wér. amiin ñu bokk lépp. waaw dama doon ma rek ma ne xaaral ma dugal lancé la nuyu la rek daal. non yow sama xarit nga yow da nga may woo sama portable rek ñu waxtaan yow moom. waaw man moom dama la bëgg sama xol rek. jërëjëf maa la raw Seydina Ousmane jërëjëf yàlla kontaan merci 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. Ablaye donc on parlait de solidarité lu waaye mën rek bañ a xeeb dara gën ko yaatal di wax jàmm di ko sabablu ndax Sénégal Afrique ñu ngi wax Tchad ñu ngi tiit leneen ak leneen nañ leen gën a mànkoo gën a bàyyi xel sunu bopp ak sunuy mbokk asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw tonton El Hadj Assane. kooku. Sayer Tambédou. Sayer maa ngi lay ziar bu baax waaye. waaw man tam maa ngi lay delloo ziar. ay ca bismillah. bon El Hadj Assane maa ngi jaale ay bi nga xam ne moo xew Linguère. ah jërëjëf. ñëpp di ko méttitlu te di ko naxar. wante dogalu yàlla la jiitu na xalaatu nit. di ñaan daal ñooñu nga xam ne ñoo njaboote xale yooyu wàññeeku doonte xale moom ñëpp xam nañ ne amul benn bàkkaar. ñooñu ajal rek lañ jëm te di jaale daal seen njaboot. yàlla may leen xolu muñ te jox leen leneen. amiin yaa barke yonent bi amiin ak weeru koor. amiin yaa rabbi. bon man dama bëgg a wax que ne keroog li xewoon Diamniadio. dañ koy rafetlu di encouragé waat encore le président de la république. li xewoon mooy ndaje mi ci wàllu xëyu ndaw ñi ndaje ci wàllu emploi des jeunes. très bien. initiative bu rafet la. ñun d'accord nañ ci man de demoon naa foofu jël naa prise de parole. te maa fa yóbbu sama bopp ak ñi fa nekkoon ñëpp. soxla nañu ndimbal li dañ wax. président Youssou Ndour moom mi ngi woon foofu. bi mu ñëwee dafa wax loo xam ne lii xam na ne bëgg na jàppale jeunesse. pourtant am na télé de. mais jëlul télé bi ba set bu dem ci marchand ambulant yi di fa wax leneen. nañu jàppalante quoi su fekkee ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ. képp ku nekk sénégalais bi nga waroon ñëw nga dee foofu nga joxe sa contribution. mais moo gën nga bàyyi ba affaire boobu ngay contrecarrer li nga xam ne ni ñu koy def pour jeunesse bi la. ñii nga xam ne ñoom dañuy jóg pour yàq affaire wala yàq xelu nit ñi dama ne jeunesse su Sénégal dañu conscient ñu moom seen bopp. bu leen kenn dugalee ci ay taal wala ay toj wala ay leneen. ñun xamante nañ de man boobu ba léegi maa ngi noppi fi ñu daan nasee fekkee naa ko. te niñ koy nasee xam naa ko. bu ñu continuer nag di wax nii rek man dinaa dénoncer yëpp dañ bàyyi sénégalais ñu xappi. ñu nekk seen nekk ku nekk dox doxam. maa ngi remercier le président bu baax a baax bu mu tontooti kenn na liggéey rek. mu continuer ñun ñu ngi si ginnaawam te li muy def di pour ñun la. dinañ ànd ak moom ba ñu egg fi nga xam ne moom fa la ñu jëmee ci kàttanu yàlla. maa ngi gërëm di sant ñëpp wa salaam. jërëjëf Sayer jërëjëf. Give me your hand, give me one chance to know what this is for the future. Oh, whoa, 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 whoa. Xale yaa ngi jooy ëllëg a wóoru lool yi moom ma tiis yee. Give me your hand, give me one chance to know what this is for the future. Ablaye xam naa ñu jël dernier auditeur. ndax Ibrahima Dieng directeur commercial nee na moom nañ ko bàyyil espace bi ngir njaay mi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi maa ngi lay nuyu. El Hadj Assane. kooku. man la Ahmed Diop Medina. ay Ahmed maa ngi ziar Diop. ngay gisee. ah ñu ngi nii rek ñun ci tool yi rek. waaw noonu la yàlla baax na. incha allah yàlla da dafa lépp. amiin waay Diop. incha allah bi lépp dana mos a ñëw. incha allah. nañu jàppale bañ a bàyyi. maa la ko wax. yàlla da dafa lépp incha allah. lu jot yomb. waa jën a tàkk fi Sénégal la. yàlla du def lu war lu jot lay def. nañu booloo rek lépp doon benn. waaw waaw mbaa ñu ànd sëngee mandoo rek waaw fii moom
ñu ñàkk moom jàppantee leen jig ak lëngoo ak solidarité lu ko mooy ñu sëngeem rek ku ney wax sa morom lu ne. merci beaucoup kontaan naa. waaw. waaw comme li may waxal rek. mooy li waaye daane léegi. oui. muy xale yi. waaw. mooy li may waxal kon nag moo laay waxat. mooy li may wax ci wàllu financement bi rek. waaw. xale da nga koy defal formation. jàppale ko ci cadre de travail boobu muy liggéey. muy menuisier muy tapissier ak lu mu doon. soo ko tàggatee ba pare xam ne leer na mën na métier bi nga gunge ko jox ko lu moom comme ça dina mun dawal boppam. mais li may bañ mooy jox koo xam ne ni xamul formation xamul dara nga jox finance ko. day lekk xaalis bu jeex. oui mais je pense que gars yi intégré nañ loolu ngay wax y a beaucoup de projets yoo xam ne léegi xamee nanu ko ni. parce que xam nañ ni ñaar yi pour a ànd parce que gaa fast track bi bon loolu mooy yéene bi aussi il faut que xam bu njëkkaan da ngay toog def ay 7 ans de formation soog a jot ca kayitu métier ma soog a wutali métier léegi dañoo bëgg ñaari bu àndee mooy l'idéal n'est-ce pas waaw danañ la tàggat di la wan yoon wi di la roof mbir yi ndànk-ndànk jumtukaay yi comme merci beaucoup ba njariñ feeñ waaw très bien gis naa tamit Medina fan yi passé gis naa ki fi def wifi yoo xam ne vraiment kontaan naa trop. wifi xanaa mairie bi la wala Cheikh Bala wala je ne sais pas. Cheikh Ahmed Tidiane Ba Cheikh Ahmed Tidiane waaw ok. gis naa loolu si moom quoi franchement loolu dama ko rafetlu. ah très bien. parce que su ko deful woon dama naan defoo ko. mais maa ko gis teg sama bët. dëgg la te du leer laa am. jërëjëf. ñun ak chaque fois dama bëgg loo xam ne day développé Médina. te Cheikh Ahmed Tidiane Ba gis naa mu def li mel noonu fii. li ko rafetlu si jeunesse bi mu def nii si Médina. dëgg la parce que liggéey bi rafet na. te bëgg naa tamit képp ku mun doon ko xam ne nii fii nga dëkk Médina. nga doon bailleur fii xam ne leer ni Médina. xale ñoo ko moom. pour avenir de demain. nga ñëw di def ci Médina. def ci Médina. très bien jërëjëf sëñ Ahmed maa ngi jégalu waxtu bi moo ñu dab merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf.